xamante ne dogal bi ñu jël ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy aji fent yi ñu leen duppee ay artistes loole nag li ci bàyyeeku ci seeni ndaje gannaaw ñaxtu yi ñu doon amal rek nguuru Sénégal baaxee na leen lu toll ci 2 milliards ak juróom téeméeri millions ci suñu xaalis loole nag taxoon na ñu amal ci ab ndaje tey bi seen diggante ak jëwriñ bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada fii ci réew mi mbokk yi li moo di ponk yi boo leen taxeeloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen a jàmm ci xibaar yi ñu door rek di leen wax joyeux Noël atum ren ji tombeek jamono joo xamante ne rek mbas maa ngi lëmbee ci biir réew mi terewul nag jàngu ji yëkkati ñee ci kaddu ki yor kadduk Monseigneur Benjamin Ndiaye addu ci wolof rek di Abbé Mbaye Rémy Diouf moom ñëwaat na rek ci kaddu yi nga xamante ne jàngu ji yëkkati na ko ci Covid bi taxawaay bi aji ngëm yi war a am ci lépp loo xamante ne rek dafa laale ngëm-ngëm loole nag ñu teewlu ay kàddoom rek ci bile élément. ci guddi Noël gu sell gile yàlla perye boppam ci sunu biir dal di dëkk si ak ñun mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dundu njaboot ak sunu dundu mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci ab diir bu gàtt yàlla nañu yàlla may ñu di ko joobe ci peex di woy lewetaayam ak yërmandem te di siwal coofel ak cant gi ñu am ci moom nanu xel mu sell mi xiirtal ci di yokk solo sunu mën-mën ndax topp ootewu yàlla te gën fii nekkal sunu morom na leeral suñuy xel ndax ñu mën a ràññee coobare gi yàlla te àggali ko ci di sentu lu baax nanu may am aajo ci ñi sonn te bokk ci suñu mboolem nawle ndax ñu mën di leen di feeñal yërmandewu borom bi Yeesu dimalante ak seddoo na yaatal lépp ba ñu soppante te tàppe xol yi ci jàmm ak mbégte samay xarit yi ma sopp xool leen ni mu baaxe te neex ñu ànd ñu ñépp dëkk ni ay doomi ndey mbégteem Noël yéen ñépp ànd ak Yeesu Krista mi doon taaw ci diggu doomi ndey yi ñu doon te sakankaar yàlla na leen l'Emmanuel bi feesal ak teewaayam kilifa gi Monseigneur Benjamin Ndiaye njiitu jàngub yàlla fii ci Ndakaaru mu nekkoon Abbé Mbaye Rémy Diouf doon addu ci kàddu yooyee nag ci fàttali rek meesu minuit bi wala meesu Noël dinañ ko amal ci ay jàng yu bëri fii ci réew mi bokk na ci cathédrale bu Ndakaaru Sainte Thérèse bu Grand Dakar ak itam martyr de l'Ouganda foofee sax la waa TFM fas yéene samp seeni jumtuwaay rek ngir fexe mbokk yi yëpp mën a dund li nga xamante ne moo fay bàyyeekoo en direct ak suñu naataango Marie-Thérèse Curtis Diagne di ngeen ko mën a teewlu ñu desandeek mbiru Noël ak xew-xew bi loole nag seetlu bi mooy bëri na ay pâtisserie yoo xam ne tey boo fa demee daanaka dafay fees dal li ko waral nag bëri na ci jingam yeeg ñi nga xam ne ñoo fas yéene dem feetu rek ngir bëggal seen njaboot dem fexe tamit ba fexe ci am ci li nga xamante ne mooy bûche de Noël ak yeneen gâteau yi Maimouna Ndiaye doxantu woon na ci biir Ndakaaru àndoon ceek Youssou Baro. Noël ci atum 2020 mu mel ni méngoowul ak at yi fi weesu looloo tax njaboot gi ñëw féetee ko ci beneen anam. ñëw ànd ak xale yi ñu ndekki comme la nuit on ne sort pas on en profite pour sortir un peu on avait l'habitude peut-être bu ñu ndekkee fii après dem kër ga toog le soir aussi on sort dem ci resto yi mais bon léegi dañuy toog kër ga. buñ ko waxee nag xel dem ci gâteau yi nga xam ni boo ñëwee ci pâtisserie bi nekk ci centre ville xeet yiñ ciy def bari na clients yi naka noonu fu ne la ñuy jógee.
service bu ñu duppee livraison foofu it liggéey ba gën faa bari. dañuy def mesure de barrière yi dañ koy respecter dañuy sol gant di sol masque port masque obligatoire la ak gel yi tamit. année bi macha allah kii na bus yi mu ngi dem comme année yëpp parce que nit yaa ngi woote pour ñu livrer leen. am na ñoo xam ni dañ doon ñëw pour jënd si mais léegi dañoo préféré ak pandémie bi dañuy préféré toog seen kër ñu livrer leen. dañuy defar nag variété bûche yu bëri am na tradition yi vanille choco café ak chocolat. ñu dem ci beneen pâtisserie fii nag boo fi ñëwee xam ni am na lu xew ñu ngi fii ci Wakaam. clients yi ñu ngi ñëw alhamdulilah quoi ça va quoi gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi jël seen commande nice macha allah. depuis hier bon ñu ngi ci kawam gars yi ñu ngi jël te ñu ngi passé commande aussi. boo demee ci Badou ñoom fi mu toll nii dañoo sax yokk heure yi nga xam ni doon nañ ko liggéey ngir bañ lu leen dab. guddi gi ñu ngi wàcc ay 2h ba 3h dañuy xëy ci ay 9h maximum. bu njëkk dañuy def 9h ba 22h waaw. moo ne de ñoom pâtissier yi amoon nañu xel ñaar ni lii ñuy liggéey dina néew seen client itam naka noonu duñu ñëw lu bari wante mu mel ni neneen la demee. Maymuna Njaay ca diwaanu Ndar Géej tamit ñu ngi waajal Noël bu baax a baax ñi ci gën a fës di tuutànk yi ñoom nag nañuy sàkku seen waajur yi ñu baaxee leen ay cadeau Noël am na nag ñoo xam ne dañu taamu téléphone portable ñeneen ñi ay drone ñeneen ñi nag ne rek ab vélo moo leen gën a yitteel terewul nag jafe-jafe yi nga xamante ne askan waa ngi koy dund gannaaw mbas bi ñoom ñëpp nee nañ dinañ def kem kàttan ngir bégal seeni njaboot Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaan ba. ci place yu bare yoo xamante ni nañ fay jaay cadeau Noël yi ñu fekk fa askan wu bare xale yi di buuxante ngir mën a jënd lu jëm ci wàllu cadeau ba nga xamante ni moo leen neex Maxtaar doomu Ndar la moom nag nee na li mu bëgg mooy ñu jëndal ko lii di vélo. tey benn vélo laa bëgg de. nga taamu vélo. ndax vélo mën nga ko dawal ak say xarit ak yooyu dama leen di wax ni jëndal ma benn vélo bu rafet ba bare mën naa doxantu ak samay xarit yi di dem école chaque jour yooyu. Valentin Ndiaye itam lu ñu mel la wax waaye nag moom da ci yokk ni drone la ci teg ak li nga xamante ni mooy portable ngir nag feetam mën a neex. c'est pas un vélo téléphone wala drone. parce que en fait comme ni mu la doon wax sànq sama drone bi dafa yàqu quoi maintenant sama téléphone tamit dafa xaw a màgget sama vélo tamit bëgg naa changer quoi. xale yi li leen gën a soxal jamono jile mooy am ay cadeau yoo xamante ni moom la ñuy wan seeni morom ngir féexal seeni xol. waaye nag seen waajur yi lu ci mëntam am daañ ko jënd madame Seck moom nee na la mu bëgg mooy bégal doomam nu jara moom xalaatam mooy jënd ñaari cadeau yóbbul ko ay doomam ngir mën leen bégal. damaa ñëw fii pour jëndal ay jouets sama doom pour préparer aussi 31 bi jënd ay décoration yooyu moo tax ma ñëw fii xam nga rek ak Covid bi kenn mënu dem fenn mais nga passé ko juste en famille. happy no stress waaw. waaw tey de dama ñëw rek après gis yu plat bu rafet bi ak oto bi dama ne sama ñaari tuut tànk yi loolu laa fas yéene woon nii. ak Covid 19 bi moom xale yi li ñu gën a bëgg mooy ñu jënd leen ay cadeau ngir nag ñu mën a feete ci si biir kër yi mu mel na kon jafe-jafe bi ñoom yëgunu ko ñi ci gën a sonn nag mooy seen ay wayjur. fii diwaanu Thiès wax ci musiba bi nga xamante rek moo fa xew ak faatu José Christine Tellement dañu jàpp ne rek ak borom këram moo ko faat kooke nag teg nañ ko loxo ak i soxnaam aawam. ñoom nag gannaaw jafe-jafe wala xew-xew boobu nag procureur bu Thiès di Abdoulaye Ba tase na ak journaliste yi tey ngir ñëwaat rek ci li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci njombe boobu dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop. mais dafa ne ni mu ko reyee mbëkk rek la ko mbëkk ci bopp mu dee ndax ndaw si daf ko woone ko ndax gisoo sama caabi coffre-fort mu ne ko gisuma ko te coffre bi ndaw si denc xaalisam ndaw si denc ay biens immobiliers këyitu teeram yépp ci ndaw si ci la koy denc. waa ji nag mer gis ci boppam mu ne ndaw si daf ko dóor kuur bu ndaw kuur bi nii la toll mer moom tam mu mbëgg waaye bi langat bi ñu gën ko xóotal mu dem ba ci mu ne loolu amul ndaw si da ko wax ni ko yow da nga réew yow da ngay fen yow sa wax jubul waa ji nee na mu mer en tant que jëkkëram ci la ko mbëgg waaye nag bi mu ñu wonee fan la ko suul bu ñu fa demee sulli ko ba gis ndaw si nii mu tëddee ñu woo ki nga xam ni mooy la ñuy wax médecin légiste ñooñu dañoo seen xel dafa màcc jëm ci wàllu nit ku gaañu ñu xool lan moo ko rey ñu yóbbu ko fa ba mu defee liggéeyam mu ne li ko rey
li mu wone dafa ni hématome frontal sous-dural hématome frontal sous-dural maanaam si jëbi bopp bi ci biir moo toj los bi loolu bopp bi dafa toj arc deuxième arc troisième arc quatrième arc et cinquième arc côte gauche boobu tamit dafa toj maanaam faar bi yépp moo toj. ñu wax ci beneen bi rek Fatou Pierre Ndiaye kooku nekkoon ak ingénieur statisticien bu ñu ràññewoon foofu ca ministère de l'économie des plans mu jotoon fa liggéey nag occupé fa tamit ay poste direction yu bëri kooku nag ay xaritam ay kàndandoom bokk na ci ministre de l'économie Amadou Hott ñëwaat na rek ci ki ñu jàpp ne ab fonctionnaire bu engagé la woon doon def kem kattan ngir lépp luñ ko dénk mu matal ka dañu teewlu ay kàddoom ci micro Maïmouna Ndiaye. démb ci guddi leen yëg que ni Pierre Ndiaye yàlla jëlee ni ko ci àdduna mu nekk nouvelle boo xam ne choc la ci ñun ñu am ci tiis am ci naqar mais ñu ngi sant yàlla di ñaanal Pierre Ndiaye yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla na ko yàlla oyofal suuf ci kawam vraiment yàlla na yàlla def saraxam aussi yàgg ci ay loxo njabootam bu mu fi bàyyi. Pierre Ndiaye nag xam naa ko depuis 2013 ma nekkee directeur général FONSIS moo doon représenté ministère de l'économie ci conseil d'administration bi mu nekkoon nit ku teey ku yeru bëri xam-xam liggéeykat nekk koo xam ne da nga généreux aussi bëgg toujours de partager sa xam-xam sa xalaat ak ñi ngay liggéeyal ñu bëri aussi Pierre Ndiaye formé na leen banque centrale ay statisticiens ay ingénieurs gën a tax ñu xarañ ci seen liggéey lépp lu jëm ci économie lépp lu jëm ci statistique lépp lu jëm ci finance ñëpp respecté ko bailleurs yëpp respecté ko aussi vraiment Sénégal perte na ndaw bu mag ndaw boo xam ne vraiment contribué na ci turu président de la République ci turu nation bi yëpp ñu ngi jaale waa këram jabaram ay doomam ak papam ay frère am ak ay sœuram ak ñëpp ñu ngi leen di jaale waa Sandiara moom il est originaire de Sandiara di jaare fu mu dëkk fii aussi ci Dakar di jaare ay xaritam yëpp ak collaborateur ak ñëpp ñi nga xam ne liggéey na ak moom ak ñëpp ñi nga xam ne mosoon na nekk aussi ay kilifaam ci administration bi aussi. perte na lu bëri nation bi perte na lu bëri te delloo na ko njukkal aussi ndaxte Pierre Ndiaye lépp lu jëm ci plan Sénégal émergent ñëpp ñu ko suivre depuis 2013 xam nañ ne rôle bu mu ci joué rôle bu am solo la pièce loolu ñuy tubaab yi naan pièce maîtresse loolu moo nekkoon Pierre Ndiaye moom ak ñeneen cadre yi nekk ci administration bi mais moom joxoon na ci ay jéego yu rëy ci programme de résilience économique et sociale bi Covid bi amee tam mu dox ci ay jéego yu rëy ci aussi programme de relance le PAP 2A mu taxaw si aussi ay jéego yu rëy keroog ñu ngi nekkoon assemblée nationale di défendre budget loi de finances nga fa nekk ndoogoon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jërë ngeen jëf merci. groupe Futurs Médias ci samay kàddu di ko jàll ay mbokkam ak itam ay àndandoom ak gouvernement bu Sénégal fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu bàyyi ko ñu desandeek mbiru coronavirus ak tolluwaayu bés bi ñu ne nag ci bésub tey bi jot nañu lu toll ci téeméeri nit ak benn yoo xam ne rek dañu amee doomu jàngoro ji te xamuñu fuñ ko jëlee ñu naan leen cas communautaire am na juróom fukk ak ñeent yoo xam ne rek ay cas contact la. ci loolu nag jot nañu testé lu toll ci ñaari junniy nit téeméer ak juróom-benn fukk ci loolu nag ñi amee doomu jàngoro ji ñu ngi toll ci téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñaari nit ñu ne nag juróom-ñett fukk ak juróom wër nañu ba dellu seen kër yi ñu ne nag dëkk yi ci gën a wala ñu ëppale ñu ko am bésub tey ji di diwaanu Kaolack ak fukki nit Dakar Plateau juróom-ñeenti nit ak Dara juróom-ñaari nit. ñu desandek li nga xamante ne mooy coronavirus ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ci bàyyeekoo ñi ci gën a sonn bokk na ci ñooñe artistes yi maanaam fentkat yi
ba taxoon nag jamono ji ñu ngi doon sàkku ci kilifa yi rek mesure yi nga xam ne tegoon nañ ko ngir tere leen seen i yëngu-yëngu ñu yëkkati ko ci loolu nag la nguuru Sénégal yëkkati woon lu toll ci 2 milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñu xaalis baaxe leen ko rek bu ko defee ñu mën a topp digle yi ñooñu nag dañu ne li ñu bëgg mooy wéyal seen activité ba tax na jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu culture dalaloon na leen tey ci teewaayu Mamadou Fall ak Diafara Ba. manifester gi ñu doon manifester ñoom acteurs culturels yi njiitu réew mi dégg na ko bu baax président Macky Sall nag daal di nay rek yëkkati enveloppe gu tollook 2 milliards ak genn wàll daal di leen koy dimbalee. président nag de la république buy le protecteur des arts et des lettres si attention particulière bu mu am si monde boobu boo xam ne moom lañ ko dënk moo ma jox 2,5 milliards ñu xool nu ñu koy def loolu moo tax ma ne la yéen yëpp ngeen ñëw ñu xool avec la plus grande transparence de vos structures ñu xool ban allègement la ñu def. ndimbal googee ñoom ñu rafetlu ko lool waaye lu ñu jàpp rek nee nañ li gën moo di fexe ba ñu delluwaat ci seen i liggéey. important mooy ñu mën a liggéey et lu ci gën a important aussi mooy moo benn plan de relance de la musique et de la culture sénégalaise mais en tout cas tey moom voilà kontaan nañ parce que mën nañ waxtaan ak autorités yi. ngir moytu nag séddale gañ doon séddale 3 milliards yi fi jaaroon ñoom ñu ngay sàkku transparence gu mat sëkk waaye itam saytu yan association ñoo crédible. waaw séddale xaalis bi moom lañ ci revenir noonu pour bu baax bi ñu déggee démb ne président bi dina def geste ñun kam réunir xam nañ suñu position mooy bëgguñu xaalis bi benn yoon ñu jël ko di ko jox ay association parce que ak SODAV ak keneen ku mu munti doon dañu ne xaalis bi jërëjëf mais dañu bëgg ministère de la culture moom mu chargé wu distribution bi acteurs yi comité bi ñi nga xam ne nekk ne ñooy composé comité ñu des ci contrôle ñu contrôlé ko nga xam ne lépp lu nga xam ne nekk ne dafay jóge ci xaalis boobu après dañ koy publier ñu xam ku ci nekk la mu ci am moom mooy ki loolu la kam bi décidé et ministère de la culture nangul nañu loolu. ñu yokk ci ni lañ doon laaj di seen plateforme revendicative moom ba léegi te la ñu taxaw sàkku ci état bi mu réagir nu mu gën a gaaw. du xaalis moom mooy tax ñuy revendiquer ñun dañu bëgg ñu delloo ñu suñu dignité mooy dañu bëgg liggéey taxaw liggéey ba nga xam ne ni que ne duñu tàllal loxo. ñu jeexale ak mbiru làmb ak jëwriñ bi ñu denk CNG di Bira Sène doon dalal ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu wi waxtaane lépp lu aju ci wàllu protocole sanitaire bi ñoom nag li ñu bëgg rek mooy fexe ba mën a jàmmaarloog mbas mi di coronavirus amal seen i yëngu-yëngu ndax nee nañ mbër yi jamono ji daanaka bëgg nañ dellu ci arène bi tax mooy seen liggéey dañu teewlooy kàddum ci micro Ibrahima Diame. autorité yaa ngi koy def ñun ñu ànd ci ak ñoom di ci liggéey pour que ñu seet naka la ñoo def pour mun a démarrer saison bi ci loolu lañ toogee waxtaan en réunion alors defar benn protocole sanitaire boo xam dañ koy proposer monsieur le ministre des sports protocole bi ma tënk na mu ëmb mooy que ne rek ne respecter les mesures barrières yi nga xam ne état teg na ko ci réew mi fexe ba balaa ngaa dugg ci stade bi aussi nga def li nga war a def raxas sa loxo gel ak yooyu porter masque alors ñu flashé la yooyu yëpp alors prévoir dañ ko dem nañ sa beneen mbër yi war a bëri dañ leen di defal test avant combat arbitre yi sax dañ leen defal test arbitre yi alors ñi nga xam daal dañu am contact direct dañuy defay ay test pour ñu mën a officier alors loolu yëpp boo ko tënkee da ngay xam ne ñun ñu ngi jéem a góorgóorlu pour que suñ athlètes yi nga xam ne ñoom ñooy mbër yi duñ exposé wu ci benn danger amateurs yi aussi duñ benn danger parce que liñ bëgg ñun suñu credo mooy ñu fexe ba nit ki ñëw ci làmb ji bu mu fi indi feebar muy ñibbi te bu mu yóbbaale feebar bi. waaw ñu yëg si ci cappaandaw xibaar yi di wax rek joyeux Noël di wax rek ñaan yi yàlla na nangu ba yóbbaale mbas mi soxna Aram du ñu def dara lu dul delloo lay lenge yi ak sa invité ngeen doxal bi ci kanam.